ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy revenir ci mbiru proposition de loi ñeel criminaliser wàllum góor jigéen suñu réew dossier la boo xam ni nee naa leen ñun ñoo koy toppal suñu bopp ba keroog ñu yegg ca cappaandaw ga. keroog am na benn abonné bu nañu fexe leen ba buñ ca yeggee publier leen ñu yenn député ñoo ko voté ak ñen ñoo ci àndul mbir moom incha allah na ci seen xel dal. li tax ñu ciy revenir mooy as mbir moo xam ni sax bettuñu ndax xamoon nañ ni diggante bi proposition de loi bi di tege ci table président assemblée nationale ak bañ koy càmbar ba yegg ca vote ba di ngeen gis ay manipulation di ngeen gis ñuy jéem lëndëmal xelu askan wi ngir intérêt bi population bi waram ci proposition de loi boobilee wàññeeku wala jéem a wutal lay député majorité yi nekk assemblée nationale te fas yéene wuñ voté loi bi. kenn ci maître manipulateur yooyu noonu mooy Cheikh Yérim Seck wax na ci ay wax yoo xamante nii tegu ko ci xam-xam tegu ko ci ay données yu fiable tegu ko itam ci ngëm-ngëm ndax gëm yàlla amul demi mesure te yenn ci suñuy soi-disant politologue mbaa expert en relation internationale ñu ci bari boolewuñu yàlla ci seeni mbir donte moom ndayu mi léegi jéem na ko weddi par la suite mais ay kàddoom la mu yëkkati woon ay bés ci ginnaaw ci journal L'Observateur lañ leen di dégtal ku ne mesurer la gravité ak li ci dëggam déet. ndax bu Cheikh Yérim Seck demee ba ni proposition de loi bi war a rëq ndiggu góor jigéen yi jigéen ak jigéen yi sëy ñuy soppi seeni awra ak yeneen xeetu mbon yu ni mel mu ne buñ ko aaye suñu réew du baax ci Sénégal lii ñàkk a gëm yàlla ci la bokk benn lii mooy ragal ay doomi aadama ba noppi yépp suñu borom ba noppi bëgg a dugal ci bopp sénégalais yi ni suñu développement liy tax Sénégal jëm kanam dafay dépendre ci organisation yi ci mel ni ONU FMI Banque mondiale wala Agence française de développement. moo tax ñu ne leen li mu wax tegu ko ci xam-xam ndax mboolem réew yi jël seen yaakaar gépp wékk ko ci institution yi ñu leen limal ñoo gën a des ginnaaw. daañu revenir ci yeneen propos yi gën a garaaw yi Cheikh Yérim Seck wax gannaaw intervention bu mu def mercredi 15 décembre ci journal L'Observateur te lépp day caaxaan mais jubluwaay bi lim ci sababoon mooy jéem a xajamal mbaa yàq xelu sénégalais yi ci bésu mercredi 22 décembre 2021 bii ñu war a teg dossier yi ci table président assemblée nationale. image bi ñoo ngi ñaan ñëpp partager ko ci seeni mur Facebook Instagram WhatsApp bu ngeen mënee sax TikTok. bésu mercredi 22 décembre 2021 bii di ñëw bu neexee yàlla la ñu war a déposer projet de loi bi daan bépp góor jigéen ci assemblée nationale. mais nañu xam ni balaa ñu say yegg duñ ci maslaa. sénégalais yi ñoo dul nangooti ay nit yoo xamante ni seen baat wala seen plume ba seeni position dafay jaay xaalis lañuy jaamu ñuy manipuler l'opinion di muus-muuslu yaakaar ni ñoo gën a yeewu ñëpp pour protéger un groupe une minorité boo xamante ni suñu borom moo leen xupp digal ñu xeex leen ba fi suñu dooleem. déjà ndax Cheikh Yérim Seck ànd nañ ci criminaliser wàllum góor jigéen mu déet duñ ci sori mais lam ko layalee moo dul sax waxi doomi aadama boo xamante nii nee nga aji ngëm nga ndax wax nañ ko sànq diine amul demi mesure diine du wanewu ak lu ñuy wax képp ci làmmiñ mais say jëf ak li ngay défendre mooy nattukaayu sa degré ragal yàlla ak sa imaan. nee na moom Cheikh Yérim Seck mooy wax bu Sénégal criminalisé wàllu ngóor jigéen maanaam tëgg ay loi ngir daan leen suñu réew dafay subir liñ naan boycott économique. boycott économique boo ko déggee mooy nee na maanaam investisseurs yi ñi ñëw Sénégal dafi créer seen entreprise dañuy daw. déjà lii ñàkk a xam la wala sax moo ko tey ci lan mooy développement économique ak fan la këru liggéeyukaay yi bàyyi ko bitim réew di toll ba gis njariñu ñëw suñu réew yi di investir. ñoom entreprise yooyu noonu Cheikh Yérim Seck di wax naan mën nañoo def li ñuy woowe boycott économique këru liggéeyukaay yooyu noonu te bàyyi ko bitim réew duñu ay woy defal yàlla yoo xam ni dañoo xëy rek ñëw suñu réew yi di fi investir seeni intérêt moo leen fi bàyyi. buñ ko amatul dañuy lem seeni dëbës ndànk daw dellu seeni réew. déjà Cheikh Yérim Seck bu defoon tuuti gëstu dina xam ni slogan wu l'Afrique avenir du monde Afrique mooy ëllëgu àdduna slogan bii nii newul ni sax ñun africains ñoo ko créé. waa bitim réew ñoo dem ba gis ni bu dee ci wàllum espace ñun ñoo ci ëppale suñu climat moo gën a mucc ayib en plus am nañ ay fleuve ak lac ba boo bëggee bàyyi soxlawu leen investissement yi pour am ndox rax ci dolli ay ressources naturelles yu dul jeex ñoo nekk suñu réew yi.
ñu ne balaa africains yi di am ay moyens di am doole ngir exploiter potentiel boobee suñu borom may leen nañ leen ci jiitu. naka la leen ci jiitoo mooy nañu daawandoo songu seen réew yi ci lañ fi ñëwee ñu leen di daggal ay hectares yu dul jeex ñuy liggéey di exporter di yóbbu seeni réew di développer seen économie. ñun rek defoon nañ benn vidéo spéciale ci ñaata hectares la ñuy jébbal ay doxandeem ba bu ñu mayuwul ñun sénégalais yi yow mii di seetaan ëllëg di nga soxla am terrain bu yaatoo yaatu ngir bay mbaa créer benn industrie bu am doole doo ko mën parce que lépp jox nañ ko étranger yi. ñii la Cheikh Yérim Seck naan dañuy boycotter bu ñu voté loi contre góor jigéen yi moo tax ñu ne leen soit dafa réeri mbir lu bare bari maanaam maîtriser wul ni PIB bu Sénégal li Sénégal di produire ci wàllum koom ñun jariñoowuñ ko alal la buy génn di dem ci dëkku nasaraan yi. lii étudiants yi nekk FASEG mën nañ la ko leeral. étudiant bi gën a ndaw bi jàng wàllum koom-koom boo ko laajee ci économie bu Sénégal daf la naan alalu borom barke la. naam suñu réew mi ngi produire richesse mais richesse boobu noonu ña ko ŋànk ña koy doxal ñu ci baree bari bitim réew la ñu bàyyeekoo te alal jooju noonu dañ koy exporter di ko delloo seeni réew. donc fii la Cheikh Yérim Seck njëkk a daanoo ñi téye économie bu Sénégal génn fi ak dee la ñu yamale ndax fii mooy seen àjjana duñu fay impôt comme ni mu waree te ñoo ngi gagné ay milliards yu baree bari bu ñu bàyyee torox ak situation bi nu mu mën a demee. leneen li Cheikh Yérim Seck waxaat te muy saaga jëmale ci suñuy ngëm-ngëm ak suñu cosaan mooy nee na réew yi ëpp doole yu ci mel ni France États-Unis Canada ak yu ni mel dañoo nangu wàllum ngóor jigéen ba noppi bëgg koo yaatal ci mboolem dëkk. mu ne bu Sénégal nag décidé criminaliser wàllum ngóor jigéen dafay worook li nga xamante ni waa bitim réew ñoo ko tëgg muy respecter droit wu ñu ñuy wooyee les minorités mooy góor jigéen yi jigéen ak jigéen yi sëy ñuy soppi ni leen yàlla bindee ñiy sëy néew mbaa ay mala. moom Cheikh Yérim Seck dafa ni Sénégal bu criminaliser wàllum ngóor jigéen dafay woroog respecter droit wu ñooñu noonu comme ni ko réew yu mag yi bëggee. lii moom moo ko wax ci journal L'Observateur. déjà lii yabaate la li tax ñu ne yabaate la mooy réew yi dañoo am lu ñuy wooyee autonomie maanaam moom seen bopp bu weesu lay one consort nas ba noppi. notion moom sa bopp boobu noonu moo tax France ne képp kuy polygame maanaam góor bu am lépp benn jabar yow doo am kayitu France buñ la xamee dañ lay génnee réew ma. moom sa bopp boobu noonu moo tax France di aay jigéen di muuru di dem ci yenn bërëb yi. France seen mbon yóbbu na leen ci ñuy tere jigéen yiw septembre 2010 lañ voté loi ne jigéen amul droit muuru ci yenn bërëb yi ndax dëppoowul ak ñoom seen laïcité. jamais nga dégg Cheikh Yérim Seck wax ci lii nga xamante nii ñàkk respecté doomi aadama diineem la. du ko mës a ñaawlu ndax bañ na ko moom ba ci ay doomam ci ay école française la ñuy jàngee. programme bi jàngal xale bi ko waroo beddi góor jigéen da ngaa war a respecter le choix des personnes moom ci programme bii la inscrire ay doomam. kon yenn ci ay position am waruñoo bett ñu mel ni moom France la ñuy jaamu lii faa mu leer c'est des gens du système France-Afrique ñu mel ni moom dañoo gëm ni waruñu moom suñu bopp bu ko waxee itam du lu mu gëm dañoo jàpp ni ñoom réew yi ci mel ni France am nañu droit tëgg seeni loi yu leen neex donte dafay ñàkk respecté ngëm-ngëmu doomi jàmbur mais Sénégal moom amul droit moom itam tëggul loi ngir ay jëf joo xamante ni suñu borom moo ko dàq muy mbiru ngóor jigéen. donc lii yabaate la benn ñaareel bi mooy bëgg dugal ci bopp sénégalais yi ko ñun daal ba ilaa yawmi diin dañoo war a yeew suñuy baat ñu ñuy xalaatal di ñu décideel di ñu définir lan mooy état de droit. bañ na ko ba Cheikh Yérim Seck dafa ni bu Sénégal voté loi contre góor jigéen yi dootul bokkati ci réewu démocratie yi maanaam moom Cheikh Yérim ni muy définir démocratie mooy comme ni ko nasaraan si xalaatee maanaam daganal ngóor jigéen njaaloo jaay sa bopp. diine dootul nekkati benn épée de Damoclès bi nga xam ni mooy tënk doomi aadama bi naan ko bàyyi lii dafa lii. lii moo doy waar ci suñu soi-disant intellectuels yi mbaa pseudo penseurs yi ci mel ni Cheikh Yérim Seck dañuy dem lire livre tubaab yi jël ko def ko téere jàpp ni mooy xam-xam. réew nag mënul développé wu ak ay soi-disant intellectuels yu mel nii ñoo xam ne amuñ xalaat même bu ñuy développé seeni opinion bu ñu joxe seen gis-gis dañ koy wéer ci ni ko tubaab bi xalaatee ni ko nasaraan si bëggee. ñoom la ñuy wooyee les intellectuels paresseux lu yàqu ci réew mi rek ñooma. beneen lay nag bi ngóor si Yérim Seck joxe waat te nga xam ne moo gën a ridicule mooy nee na bu ñu voté loi ngir criminaliser wàllu ngóor jigéen
Sénégal dootul jot ci yenn financement yeeg aide au développement li mu jàppi ndimbal te du sax ndimbal bàyyi ko bitim réew. déjà ñun mayuñu lii faa mu leer moo xam FMI Banque mondiale wala agence française de développement ñii duñu ay organisation yu yëngu ci wàllum social. dañuy lebal ñu leen di fay ci ay taux yu am solo lii benn mbir la. ñaareel bi mooy ban danger moo nekk ci loolee Cheikh Yérim Seck di dippee aide au développement ndimbal te doonul ndimbal. danger bi mooy néew na li ñu nasaraan si di lebal ba noppi bàyyi ñoog suñu sago ñu xool fan la ñu dugal suñu xaalis néew na. dañuy lebal ba noppi bindal ñu programme nañu fii ak fii ngeen koy dugal mel ni ñoom ñoo ñu gën a xam li suñu réew yi soxla. depuis indépendance nii la les bailleurs de fonds yàgg doxale ak ñun juste pour bañ ñu moom suñu bopp. exemple bi leen di njëkk a jox mooy après indépendance ku ne xam ne ni première et seconde révolution industrielle Afrique bokk ci woon. ba ñu amee nag indépendance ne dañuy sóobu ci wàllum développement industriel maanaam créer ay industries yu am doole ñi Cheikh Yérim Seck di wooy ay bailleurs ay woy defal yàlla ñooñu ko aaye nañu déedéet dañ leen di lebal xaalis ngir ngeen concentré wu dong ci wàllu mbay mi yéen dee la ñu bàyyil gerte ñi dugub ñee mboq ñi ca des coton ñeneen ak ñeneen wàllum café ak cacao su ko defee ngeen ñu koy jaay ñun am nañ ay usines yu koy transformé ñu mën koo commercialiser ci suñuy marché indiwaat ko sax yéen seen réew yi di leen ko jaayaat. fii la continent bu Afrique njëkk a raté développement am loolu moo ñu topp ba tey ay consommateurs lañ alors que lépp fii lay bàyyi ko. ñenn ñoo ñu yóbbee lii lépp les bailleurs de fonds yi Cheikh Yérim Seck di wax ni ñoo mën a tax ñu développé bu ñu bàyyee du baax. dañ lay financer ba noppi tëggal la programme ne la fii ak fii ngay jaar lépp ngir mën ñoo tënk lépp ngir développement nekk lu ñuy dégg rek ci nopp mais duñ ko mës a gis. lii la maître Wade doon kaas ci kanamu FAO naan leen bàyyi leen di ñu lebal ba noppi di ñu xaalal yoon bu doon ay xale lañ léegi màgg nañ ba mën a demal suñu bopp. Nous ne faisons que des redites. Ça ne va pas. Je dis le concept de food assisting est dépassé. Nous ne pouvons pas continuer à être alimentés comme des mendiants, je l'ai déjà dit. Alors, au lieu de nous envoyer des experts qui viennent faire ce que nous savons faire mieux qu'eux, parce que la plupart de ces experts-là, je regrette, ils ne nous apprennent rien du tout. Au lieu d'utiliser 3500 administrateurs qui viennent, qui font des papiers, mais qu'on nous donne les choses directement sur place et on va essayer. Avec le budget de la FAO de. lii maître Wade doon kaas ba tey moo fi nekk gars yi dañ lay lebal ba noppi yónnee la expert te yàlla xam ne ni la ñuy def ay doomi réew mi ñoo leen ko dàq fuuf gën leen ko maîtriser. li ñu war a comprendre foofu mooy li ñuy woowee aide au développement te newul sax aide au développement ay mécanisme la ngir nasaraan si gën a woy di ñu noot di ñu maintenir encore ci sous-développement ci ñàkk. xam nga interview bi Cheikh Yérim Seck def ak l'Observateur dafa ni Sénégal dafa signé bitim réew ay protocole ngir protéger borom ñaari tur yi donc bu criminaliser wàllum ngóor jigéen Cheikh Yérim Seck mooy wax dañ koy teg ay daan mais moom Cheikh Yérim mënoon naa leeral foofu noonu lan moo tax suñu nguur yi di signé genre protocole yooyu noonu te duñu tàggu. ñoom suñu gouvernants yi bu ñu lebee xaalis ci turu sénégalais yi ba noppi daal di koy sàkkal pexe daal di dellu banque mondiale wala FMI ngir ñu baal leen bor yooyu noonu comme que banque mondiale ak FMI ay bànqaasu Nations Unies lañ te Nations Unies mu tëgg ab programme ngir légaliser wàllum góor jigéen ci àdduna wërngal këpp foofu nag lañ leen di chantager dañ la naan mën nañ laa baal seeni bor waaye faaw ngeen xoolaat nekkunu góor jigéen yi seen réew suñu état yi daal di signé. kon Cheikh Yérim waroon naa leeral ni xaalis boobu ñu ñuy lebal moo tax suñu nguur yi dem di xaatim loo xamante ni ñun sax duñ ko yëg duñ ko leeral sénégalais yi. te li gën a yéeme ci Cheikh Yérim Seck mooy 1 an ci ginnaaw ci affaire Bati Plus la toog ci plateau télévision émission Maïmouna Ndour Faye ne mi ngi soog a gëm ni bu Sénégal fexe woon ba entreprise yi bàyyi ko bitim réew yépp di fay seeni impôt comme ni mu waree dootuñ soxla di lebi bitim réew. alal ji libanais yi ak ñeneen homme d'affaires di sàcc réew mi kenn xamul nu mu toll xam nga Ousmane Sonko dafa mos a ñëw sama bureau Yérim Post ñuy waxtaan ma ne ko mais yow li ngay diggee est-ce que mën nga ko def parce que booy li ngay diggee dafa laaj xaalis bu bari mu ni ma dinaa la wax benn affaire
mu ne ma li may diggee yëpp soxlawuñu benn xaalisu bitim réew pour def ko. di ko soxlawuñu xaalis bi mooy lan mu ne ma li ñuy sàcc rek ci réew mi ci l'impôt rek. mën na finance. waaw mu ne ma li ñuy sàcc rek ci réew mi maanaam loo xam dafa waroon dugg ci keesu réew mi ci l'impôt ñu koy sàcc rek mu ne loolu rek déjà boo ko jëloon di nga mën a régler problème yu bari ci Sénégal. mën na financer un plan de développement. te doo soxla xaalisu bitim réew. gis nga bi ma Ousmane Sonko waxan loolu maa ngi doon douter mais affaire bii laa xam ne li mu wax dëgg la. léegi bu toogee ba tey naan bu dul bailleur de fonds yi Sénégal dafay dugg ci guuta da ngay poser ay question ban Cheikh Yérim Seck la ñu war a gëm. donc li ñuy xamal sénégalais yi mooy bu ñu kenn détourné mbaa manipuler ñu ci li ñuy dëgmal muy criminaliser wàllu ngóor jigéen te dañ ko dul sax may kenn te ñu mel ni Yérim mën nañu jël ay nar soppi ko dëgg. te même bu fekkoon ni sax moom li muy wax moo am maanaam bu fekkoon ni dañuy criminaliser wàllum ngóor jigéen Sénégal nekk ci crise mais ragal yëpp yàlla la. dafa mel ni nga am doom muy dem di def nag sulu noonu di la dundal la xaalis bu lewul nga ne su ma ko aayee lu bon loolu muy def kër gi dootuñu am luñ lekk. lii la Cheikh Yérim Seck wax li mu jubal ku gëm yàlla dëgg-dëgg sax du ko wax ndax waxi yàlla amul c'est-à-dire amul mais amul jaay xel mu rëy. mbiru góor jigéen moo nekkul débat ba ku ne di jaay muus di ko interpréter nu mu la neexee ngir lëndëmal ak a jaxase xel yi. Cheikh Yérim ak keneen koy jéem a faire face ci proposition de loi bii nii lañ ci yemale. kon taxasolo bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.